salaamaaleykum waa Malika Info ñu am mbégte ñëwaat si suñu beneen émission entretien tey ñu am mbégte di dalal Moussa Athie bu Agir Moussa Athie bu Agir tey gi suñ koy wax mu njëkkee ci parti bi ñu bu Abdourahim Agne mu jóge fa dem réew mi jóge fa tey nekk ci parti bi nga xam ne ni Thierno Bocoum moom moo ko jiite moo indi sax Moussa Athie ba ci Agir bi Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay parce si présentation bi amul lépp lenn loo xam ne bi waroon nañ ko ci yokk ci fi nga jaar ci parti politique yi voilà. si à part nekk tête de liste départementale ci élection législative 2022 département Kër Massar. waaw loolu xam naa ne ci la ñuy moo gën a tax sax tey jii nii suñu émission ñu ne yow ñu war ko mën a yaatal. Moussa Athie tey jii nii si parti bi nga xam ne parti politique bi nga xam ne moom nga kii nga njëkkee ci parti Abdourahim Agne lan moo la fa jëlee. En fait man dama naan syndicaliste laa woon parce que dama nekkoon coordonnateur école institut université ñu am loo xam ne xam nga boo nekkee université syndicalisme da lay dugal pratiquement porte d'entrée politique la quoi. En fait te man dama nekkoon kër Abdourahim Agne. këram laa nekkoon parce que sama yaay moo fa doon sëy. loolu ma dugaloon dem ba dugal ma ci parti bi parce que sama ñoom yaay aussi ci parti boobu lañ nekkoon. loolu ma dugaloon ci PR. parti de la réforme bu Abdourahim Agne. jógee PR parti réforme bu Abdourahim Agne mu nekk ancien socialiste jógee foofu. ñëw dal ci beneen parti muy parti bu Idrissa Seck. muy tey mu nekk démocrate mu nekkoon parti démocrate sénégalais. mer moo la jëlee ci parti Abdourahim Agne ñëw fa wala da nga àndutoo ñoom seen vision bi nga xam ne moo doon dox ci parti bi wala parti bi moo amuloon doole moo tax nga dem rejoindre Idrissa Seck. non parti bi man le fait que lu tax ma bàyyi parti bi dañoo woote congrès woote ko ENDSS. woote congrès bi taxaw wax ni comme quoi dañuy rejoindre Abdoulaye Wade. man jour boobu laa rendre sama carte de membre jour boobu laa démissionné parti de la réforme. parce que Abdoulaye Wade moo nekkoon au pouvoir. te man opposition lañ nekkoon. ak Abdoulaye Wade li ñu jot ak Abdoulaye Wade tëj sama leader. ñu marche fi masse suñu ñooyaay yeeg def leen lu nekk. injustice bu mag ñu teg ñu ko. ba pare ñu dellu pas 2-3 mois ñu delluwaat biir dem rejoindre parti au pouvoir. man ma génn. mais est-ce que nekkul conviction la gars yi amoon wala xam ne ni gisante nañu ak Abdoulaye Wade waxtaan ak moom. ba jàpp na ñoom war nañu mën a rejoindre ci parti bi nga xam ne moo nekkoon parti démocratique sénégalais. rejoindre Abdoulaye Wade ci. jàppale ko ci 2000 bi est-ce que jaroon na tey ngay fippu dem di rejoindre di jóge ci parti bi dem feneen. non fippu ma transhumance lañ def après ba ñu transhumé après man ma géré man ma continuer sama chemin ñoom ñoo jàdd mais man dama continuer fu ma nekkoon nag. mais fi nga jàdd ak fi nga jëm Moussa Athie dafa amul différence. non parce que tey non fa soo jógee tey gi ni ne dañu transhumé dem ci parti au pouvoir. tey gi ni yow nga jóge fa. Idrissa Seck mere fële Abdoulaye Wade. créé réew mi. nga dem rejoindre Idrissa Seck kon sotti ceeg def yàlla Moussa. amuloon benn différence bu nekk ci li nga def ak yaa ngi jaxase de parce que yaa ngi jaxase de tey jii Idrissa Seck ñëpp xam nañ ne moom moo nekkoon chef de l'opposition moment boobu. moom moo nekk chef de l'opposition. ñu teg ko injustice. mais doomu Abdoulaye Wade la rek di may wax xam naa. man du ma jàpp nit. parce que doomu diw la fii la jógee wala benn affaire ku nekk am na foo jógee. comme naa ne moom jóge na pouvoir. dem na opposition. man jóge naa ki ma nekkaloon jóge na opposition. dugg na pouvoir. man fi ma nekkoon. man trajectoire bi ma ci téye woon. man foofu rek laa téye parce que dama doon opposé Abdoulaye Wade. foofu rek laa nekkoon te Idrissa Seck laa gisoon moom moo taxaw ñu teg ko injustice teg ko toor ma gis ni carrément ni moom moo fi nekk moo tax ma rejoindre parti parce que dafa mer injustice lañ ko teg. non man nga ñëw jàppale ko ci injustice boobu noonu. waaw te Idrissa Seck ñëpp xam nañ parti bi nu ma def yéen seen diggante yéen ak moom. Thierno Bocoum moom moo nekkoon ci diggante bi. waaw xam nga Idrissa Seck. du ma ne mer wala benn affaire man dama naan injustice la. parce que ñun ñëpp gis nañ injustice moo tax Idrissa Seck jóge ci Abdoulaye Wade. génn moo tax Idrissa Seck jóge pouvoir génn taxaw ne day créer parti am nekk opposition jàmmaarloo ak Abdoulaye Wade. voilà parce que nekkul ne li mu waxoon ne day teg bëtam nguur gi Abdoulaye Wade yëg ko loolu moo fa génne woon amul woon leneen. mais loolu amul woon leneen mais ku nekk. nit ku nekk. nit ku nekk ñaan na yàlla avancé nit ku nekk ñaan na yàlla teg bopp teg bëtam foo xam ne. mais nga bàyyi man ñaanuma yàlla man mii ñaanuma yàlla topp Thierno Bocoum sama carrière politique yëpp. waaw ñaanuma ko yàlla. waaw non loolu ambition bi la. mais dama ne fi may waxee mooy. moom mënoo toog ci siège Thierno Bocoum ba pare bokk ci parti di xool parti ci siège Thierno Bocoum loolu instant bi sañoo ko def Moussa.
c'est-à-dire. jamono ji ñu toll nii. nga ànd ak moom ngeen di liggéey. instant bi sa xel nekkul ci xool kenn ci siège kenn bokkum. mais kenn bokkum amagul siège ñun moo opposition bu amee siège nag. bés bu amee siège nekk président de la république. voilà ma xool siège am nga xool bu baax sax. waaw. léegi suñ jógee foofu noonu si transhumance comme ni nga ko tuddee yaa ko wax ne transhumance la. ñu jógee fële ngeen ñëw fii. tey jii ni Idrissa Seck bi nga xam ne ni tey moo taxoon nga bañ a ànd ak Ablaye Wade. ñu gis ne entre dugg na fii génn na fële ba Thierno Bocoum mi nga xam ne moo nekk sawaay ba tey jii nii moom tamit xëccu na jóge ci Idrissa Seck ba créer mouvement boobu ñu koy tuddee Agir ba nga dem fa lan moo la jëlee waat encore ci réew mi demaat ba Agir. xam nga ñun réew mi dama naan ñun bi ñu fa nekkee ñun bokk nañ pratiquement ci ñoo xam ne ci ñu gën a ràññee biir réew mi mais ñun biir réew mi amuñu woon accès ci Idriss Seck ñun bu ñu nekkee par exemple ñun daawuñu togg ak Idriss Seck di échanger ak moom ci réew mi di doxee daawuñu échanger ak moom ci politique daawuñu jàngal politique ñun lépp lu ñu xamoon ci politique Thierno Bocoum la parce que moo nekkoon responsable des jeunes te ñun ci jeunesse bi lañ nekkoon man maa ngi woon di militer au niveau de Pikine nekkoon fa responsable nekk coordonnateur aussi des jeunes de Malika man ma nekk foofu Thierno Bocoum laa amaloon contact direct moom laa xam moom ma jàngal pratiquement lépp lu ma xam ci politique ci moom laa ko xamee ñu toog ba benn instant boo xam ne mu am projet boo xam ne créer mouvement man xaw ma Idrissa peut-être dinaa échanger ak moom affaire yi mais lépp lu ma xam man ci politique Thierno Bocoum moo ma ko xamal mu am li mu créé ne moom lii lay mën a créer di créer mouvement mais ma gis ci sam bopp bu baax a baax ci mouvement boobu ñu ànd dem créer ko mu démissionné 4 heures de temps après ma démissionné réew mi defuñu ma fa dara aw ma fu lu ma metti aw ma fu lu ma gis loo xam ne lu dul jaarul yoon wala benn affaire Thierno Bocoum génn na créé na un projet boo xam ne peut-être alternance générationnelle la parce que ñun ñi dañoo pare man dama waxoon dootuma bés boo jógee ci Idriss Seck dootuma topp mag bu ma magee différence d'âge boo xam ne ku ma magee koo xam ne plus de 10 ans wala benn dootuma topp kooku man sama génération laa topp bu Thierno Bocoum génnuloon keneen ku taxawoon wala man ma taxaw wala keneen ku taxawoon man loolu laay def parce que alternance générationnelle man loolu laa gëm lan moo fa jëlee Thierno Bocoum man c'est pas franchement maire moo fa tax a jël parce que nee na convenance personnelle la nee na convenance personnelle la billaahi wallaahi wa taalaahi barke alxuraanul karim musuma toog ak moom laaj ko lu tax nga jóge fa te musuñoo toog di laaj lu tax ñu jóge fa boo ko laajee moom wax na ko à plusieurs fois nee na moom musul wax ne ñun ñuy rejoindre ko musuñu ñoo wax lu tax mu jóge fa am na un projet boo xam ne gis nañ ci suñ bopp ci projet boobu la dugg dem waaw non xam nga non comme ni nga ko ëmbee noonu rek Idrissa Seck moo doon def dugg fii génn fële moom mu jékki-jékki ne ñu def ay poste ay député yooyu noonu turam bokk ci woon loolu moo gën a tax Thierno Bocoum génn kii possible waaw wala ñuy dugal ay poste ministère yi mu dugal ñoom Yankhoba Diattara ba ñu dugal Thierno Bocoum si yenn affaire yi mu gis ne affaire baa ngi commencé kii mu créé fu boppam non yaa ngi jaxase gis nga tey jii yaa ngi jaxase par rapport ak dugg ci gouvernement ak Thierno Bocoum quitté Idriss Seck Thierno Bocoum 2017 la quitté Idriss Seck boobu mu ngi opposition bi ñuy dugg élection législative yi passé dugg nañu turu Thierno Bocoum te pourtant bu mu dugalul turu Thierno Bocoum bu Thierno Bocoum nekkul ci liste yi wala Thierno Bocoum nekk fu sori trop ci liste yi mais Sénégalais bi yëpp a ko mettitlu muy nekk pouvoir nekk opposition muy Sénégalais lambda muy yëpp muy yow muy man ñëpp a ko mettitlu parce que Thierno il a été un très bon député ba di taxaw askan bi yëpp ba ñëpp xam ne kii il a été bon député bu taxawee élection demaat amaat ñu war ko reconduire wuñ ko moom war am na droit mer foofu la faay bi foofu moo tax mën na nekk la waxuma la nag non mais loolu la rek Moussa loolu mooy problème bi problème bi nag loolu la yow mën ngaa conclure ne loolu la non loolu mooy problème bi xam naa ni du loolu non loolu mooy vrai problème bi nag xam naa ni parce que li mu ko waroon def ci jël chaque choix yéene nit loolu dafa metti Thierno Bocoum loolu bu amoon Thierno Bocoum 2017 Thierno Bocoum moom moo campagne taxawu Sénégal waaw mais loolu mooy li metti ci affaire bi moom moo campagne taxawu Sénégal di coordonner campagne bi ba campagne bi jeex 2017 waaw mais dafa xam nga bu doon ko mer la wala xaaral rek non xam nga Thierno Bocoum dafa doon ko xamee tey mën na mer sax téye meram ba lii weesu parce que mënu woon bëggul woon parti bi tas jamono jooju noonu mu gère ba élection yi jeex mu génn dem yoonam doo dégg li ma la nee naa la moom bu doon loolu la du dem bokk ci élection yi taxaw Sénégal bi réew mi bokkoon battre campagne
coordonné ko ba campagne bi jeex. ñu toog lu yàgg après mu doog a mën a génnaat. doog a mën a génn bu doon loolu day toog croiser les bras mais moom mu am lu ko metti wala benn fay toog jàpp njàmbur. waaw baax na xëy na dinañ ci mës toog ak moom. waxtaan seeg moom xëy na boo bëggee mën naa rek rendez-vous moom nga dem. amul problème loolu dinañu neex trop. ñu jógee ci loolu yëpp Moussa Athie bu Agir ku gis dégg sa tur rek Agir bi dina ci kii mais tey jii ni ñu demoon élection locale yi nga xam ne moo nekkoon yu 2022 yi ñu génn nii ci Malika. ñu gisoon ne tey jii nii ñun ñenn ñi dañ doon xaar Moussa Athie mu nekk candidat lan moo tax nekkoo candidat. ci élection mairie locale bi waaw. pare moo woon rek dama parewul woon. pare woo ci ban financièrement wala. non pas wala financièrement ci ban côté. gis nga élection. kenn mënul yor finance su élection. élection loo ci mën a am du doy ci biir élection. loo ci mën a am du doy. pratiquement man Agir dañoo taxawoon di xaar pour ñu dem élection. mujj ñoo dem. ñun ku nekk ñu ne fi nga nekk xoolal koo àndal ngeen dem élection nga ànd ak moom dem Agir mujjul dem. bien vrai que amoon nañ aussi ay candidats yoo xam ne Agir lañ nekk. seen gox ay candidats lañ ci woon. ñun tamit ñu def pare wuñu woon pour dem parce que préparé wuñ ko. parce que élection boo fay dem tamit doo fa tëb rek dem da nga koy préparé doog a dem. voilà préparé wu ma ko man personnellement préparé wu ma ko tamit ak samay nit. voilà léegi loolu moo indi tey jii ni Moussa Athie local yi. nit ñi dafa am ñoo xam ne ni ba tey ci Malika. dañuy jiixi jaaxa. Moussa Athie si say publication si jamono yi local bi. dañuy gis ne lu mu publier lu ne. lu doon défendre Talla Gadiaga la. lu mu publier avant ou après les élections. avant élection yi. ci élection yi waxuma avant après élection yi wax duma ko. mais avant élection yi aussi man maa dàqoon tiire ci Talla. waaw non loo xam nga moom laa lay wax. xam nga dafa am benn instant boo xam ne nii. dañuy sentir Moussa Athie si opposition bu normal bi. muy wax loo xam ne nii ku liir affaire Moussa Athie da nga xam ne kii mu ngi défendre Malika. di défendre Malika ci lépp loo xam soo liiree li mu bind rek. da ngay am appréciation que ne kii il est juste si li muy wax. te li muy wax xam na ko. ñu diggante bi say publication dafa am changement. dafa am changement boo xamee nii tey jii nii sax dafa amaat dool dinañ ci ñëwaat. bañ ne ñenn ñi dañ la dëkkee woon ne Moussa Athie moom dafa jóge xëy na Agir yi wax bindu ko waxu ko. mais mu ci APR. lan ngay tontu ñooñu. da nga may déglu. waaw voilà parce que nit ñi dañ ko soxla quoi. dañ soxla nga wax diggante allez-y waaw xel tamit. waaw carrément lan moo waral loolu. voilà. man conseil municipal la. depuis 2014 à nos jours conseil municipal la. gis nga tey jii ku dàqoon na tiire ci Talla Gadiaga man la. ku dàqoon na tiire ci Macky Sall man la. te ba léegi jóguma ci affaire yi. mais tey dafa amoon benn instant boo xam ne Malika choix la woon question de choix la woon question da ngay choisir yow wala nga choisir Malika sa commune. tey jii Malika dafa nekk ci département bu bees. département boo xam ne dañ ko ériger à la dañoo ériger Kër Massar département à la at li may wax dañ ko yàqamti def ko pour masquer les inondations moo tax ñu def ko. mais département boo xam ne amul dara benn infrastructure bu mu àndal loolu pare guñu woon pour def ko département parce que def nañ ko département mais parewul. mais département boo xam ne dafa composé 6 communes. Yëmbal Nord Yëmbal Sud Malika Kër Massar Nord Kër Massar Sud ak Jaxaay. ku nekk di xaar infrastructure yi ñu installé ko. tey jii ñu nekk parti boo xam ne au pouvoir la moo nekk fii à Malika. mais ñun Malika ñun tey jii suñu intérêt mooy man dama jàpp man Moussa Athie. man intérêt Malika mooy. ñun Malika pour première fois ñu dem te nekk ci département bu bees ñun suñu intérêt mooy ànd ak parti au pouvoir. parce que à parti au pouvoir infrastructure yooyu ak avantage yooyu kii di am. commune bi di am non di département di am. mais bëgg naa ñu xëcc ko sama commune mu indi sama commune. bu ñëwee sama commune sama waa commune ñoo ci bénéficié wu. intérêt ci sama commune intérêt ci sama jeune commune. man ma sacrifier sama vie politique ma sacrifier sama lépp politique. man damay ànd ak parti au pouvoir. gis sa tey ji récépissé bi ñu joxoon ko Talla Gadiaga. joxoon la ko yow Bassoum. joxoon ko keneen ak keneen a ci yem. man Talla Gadiaga dañ koy laaj télévision laay waxee. Talla musuma woo ne ma kaay jàppale ma. musuma ko woo ne ko dama lay jàppale. musuma ko ne damaa bëgg a bokk ci liste musuma ne dinaa la boole ci liste. comme nag man dama taxaw ak Talla dama toog ma ne man woo samay nit ma leen Malika avantage yu Malika mooy ànd ak pouvoir parti au pouvoir. moom war a mën a nekk parce que y a des avantages am na ay infrastructures leneen ak leen yu war a installé ci commune yi. te bëgg naa tam commune am ci te bés bu ñu nekkee opposition commune bés bu commune opposé au pouvoir bi. ñun boo moytu ñun duñ ci bénéficié wu. ba ma joxe exemple diggante Pikine ak Guédiawaye. diggante Pikine ak Guédiawaye benn département la woon
mais buñ ko xaajee infrastructure yëpp yi comme département war a am Géejawaay la dem seetlu bu baax bu fekkee xam nga diggante Pikine ak Géejawaay Pikine deseetul woon dara parce que Géejawaay dafa amoon taxaw Géejawaay dafa nekkoon bokk parti au pouvoir taxaw ñafe ba ñu xaaj leen ba ñu defal ko département bi infrastructure bi dem ñu yóbbaale lépp Pikine deseewul dara ñun moo loolu noonu laa bañaloon Malika moo tax ma jël lépp ma ne man Malika laay votel dégluwuma ci nag nit ku ci wax am jugement ne man nekkoon naa pouvoir maa ngi opposition wala benn bi loolu amee ba pare maag Talla Gadiaga waxaatuñu ba tey amatuñu félicitation waxuñu téléphone amul leneen li ñu sekk affaire man maa ngi continuer sama yoon moom mu ngi nii commune bi nekkoon au pouvoir ñoom ñu ngi noonu di diriger man maa ngi toogaat fi ma toogoon nekk opposition. mais conseil nga jamono ji conseil la si listam nga demee woon bien sûr parce que homme politique bu nekk bëgg na ndombal tànk politique homme politique boo gis ci àdduna bëgg na ndombal tànk politique rawatina ak fu mu dëkk gox bu mu dëkk voilà sa dugg ci liste yi ci local yi nan la demee yaa dem proposer ko wala moom moo ñëw nee naa man Talla Gadiaga man damay wax ci télévision la wax télévision locale lay waxee Talla musu ñëw toog ma ne ko dama lay jàppale damay répété wu musumaa toog ne ko dama lay jàppale musu ñëw toog mu ne ma dama lay boole ci liste musumaa toog ne ko dama lay boole ci liste Talla Diallo moo woo sama frère ne ko man damaa soxla sa carte d'identité may kët jox ko carte d'identité moom sama frère dem légaliser dem yóbbul ko Talla Diallo loolu ma dugal ci liste yi te musumaa xam ne maa ngi ci liste yi ba nii liste pardon ba liste yi génnee looloo ma boole ci liste Talla Gadiaga looloo ma ba def conseil te bëggoon naa nekk conseil aussi voilà waaw da nga bëggoon nekk conseil pour jàppale commune bi nga xam ne ni ci côté bi nga nekk absolument man bëgg naa parce que ku nekk homme politique bu nekk fi nga nekk sa gox bëgg nga fa am ndombal tànk bëgg nga fa am baat bëgg nga fa am lépp bëgg nga tamit bés bu politique di daw bés boo taxawee di def développement wala benn affaire nga am nen noo xam ne wala foo sukkandiku pour mën a def loolu voilà la ñii di ñu seetaan ñoom am nañ ci leeral parce que lii dafa leen a xawoon lëndëmal seen kii lii nga ci def nii da ciy baax comme ça ñoom ñu xam ne lii moom moo taxoon yow nga doon def lii pour Talla Gadiaga mais nekkul woon ne da nga àndoon ak moom ci pouvoir ak yooyu noonu donc waaw moom gisoo nii man maa ngi nii man maay tête de liste départementale Aar Sénégal mais Talla Gadiaga xam nga moom mooy premier magistrat ci dëkk bi man tey jii man maay premier homme politique bu dem di jongante ji di dëkk Malika di jongante département nekk tête de liste jongante département mais ama ci moom félicitation waxuma dara ñun sekkuñu ko maa ngi moom xam la lañu sekk mu doxal ñu kii doxalul après ñun ñu wax ko mais ay wootante téléphone wala waxante nii ak affaire wala bokk vision politique bokkuñu ko franchement waaw léegi tey gi nii seen mouvement Agir bi nga dem nga nekk candidat comme ni nga ko waxee ci département bu Kër Massar bi nga nekk tamit tête de liste tey gi nii dafa am loo xam ne nii koo xam ne nii daf fi nekkoon mooy Mouhamadou Abdoulaye Ba nekkoon si nekkoon si élection locale yi nekkaloon fii nu mu tuddati kii république des valeurs nekkoon fi tamit candidat ñëpp ne woon du nekk candidat mu soobu jéngu ko ba nekk candidat ba élection yi fu mujjee fa ñu gis ne tey gi nii ngeen bokk benn coalition nit ñi di xool nit ñi di am ñoo xam ne nii tey gi nii dañu xaw a jaaxle nii suñ gisee ne moom ak li mu fi def yëpp tey gi nii lan moo tax ñu dem jëli ji Moussa Athie teg ko tête de liste moom ñu bàyyi ko loolu yomb naa expliquer parce que keroog dégg naa mu def ak yow émission moom mu taxaw mu ne peut-être les leaders yi ñoo concerté wu seen biir ñoom leaders yi peut-être ñoom xamuñu terrain bi moo tax ñu jël ma comme quoi que man sama candidature neexu ko c'est pas normal man ma waroon nekk candidat ci kanamam mais Ahmed Ba sama frère la ñoo bokk la coalition yàlla def na ñu bokk te yàlla boole ñu loolu mais def naa côté boobu dafa juum parce que tey ji Ahmed Ba maa ko ëpp background politique man bi may dugg ci politique moom duggul ci politique man li ma am ci ndombay tànk politique moom am ko ci ndombay tànk politique man ci parti ba ma nekk ak parti la réforme man xale laa woon pratiquement 18 ans 19 ans laa amoon ma dem di ñëw ba réew ma nekk fa responsable ba ñëpp ràññee ma fa fi ma nekk Agir ma nekk fa responsable ba ñëpp xàmmee ma fa ma ñëw nekk conseil municipal depuis 2014 ba ma dëkkee Malika 2 ans laa def ba ma dëkkee Malika ba tey pratiquement bi élection ba ma demee élection ba ma demee élection conseil laa dem nekk président de commission comme nag ñëw nekk taxaw bokk Agir mais moom peut-être moom man bu ñuy xool CV politique man maa ko ëpp Ahmed Ba dàquma jàng xaaral rek Ahmed Ba dàquma jàng ëpp may diplôme gënuma bokk te Ahmed Ba moom li muy wax xam naa da koo jëlee dafa xaw a jum parce que dafa yaakaar ni local la ñuy kii mais fii département la te Ahmed Ba booy seet département bi maa ngi moom booy seet kan lañ ci gën a xam
man bu dee Sénégal fii bokk naa ci ñetti malikois yi ñu gën a xam barbar la wuma ko ngand la wuma ko bokk naa ci ñetti malikois yi ñu gën a xam fii ci Sénégal léegi man pourquoi moom mu war a mën a man mu warumaa mën a nekk candidat ci kawam man Ahmed Ba bi muy nekk président zone man maa nekkoon président ASC Pastef réunion yi ñu doon def pour mu nekk président zone yu ci bari sama kër gi lañ ko tenir fii nga toog fii lañ ko doon tenir ak yeneen président équipe yi man bokk naa ci ñu voté pour mu nekk président zone man kon lan la pourquoi Ahmed war a wax ni moom nos leaders suñu leaders yi ñooñu terrain bi xamuñu terrain moo tax xaaral rek en plus nee na ñëpp dañoo concerté wu ne moom la ñu yóbbu moom la ñu wax ni moom moo war a nekk candidat moom ni ñu concerté woo moom waa République des valeurs ni ñu concerté woo def ko candidat man tamit agir ak ñeneen noonu lañu concerté woo porté sama candidature yàlla def nag ñu dem yàlla def man ma jàll mais bi ñu jàllee am na leen loo xam ne dañ ko doon nangu man moom bu jàlloon man du ma ci teg baat damay ñëw taxaw ci ginnaawam xam ne moom moo jàll ñooñu war a dem parce que am na beneen liggéey bu ñu doon xaar waaw mais xam nga foofu dafa am loo xam ne nii foog nga nangul ko xam nga nangul bi mooy lan dañu jóge ci élection locale yi amagul sax 4-5 mois moom mu liggéey fi liggéey bu mucc ay mu nekk ci terrain bi di liggéey ba ñëpp xamee Ahmed Ba tey jii malikois yi nga xam ne ni xamuñu woon Ahmed Ba sax fu mu ne ni mën nañoo suñ tegee bët jàkkaarloo moom mën nañ leen la kii Ahmed Ba la ndax au moins daana dugg si nit ñi di campagne nga wuteeg Moussa ak Agir bi nga xam ne tey jii ni élection locale gisuñu ko woon mu wàcc ci terrain bi di def comme Ahmed Ba non nekk candidat par exemple nekk candidat di def ay meeting waa nekk kii ay t-shirt am nit ñi di ko gis ay affiche am nit ñi di ko gis xam nga kon léegi tey jii am na si malikois yoo xam ne nii Ahmed Ba la ñu gën a ràññee que Moussa Agir alors que tey Moussa Agir ni nga ko waxee te xëy na mën nga am background politique boo xam ne nii si politicien mën nañ la xam bu baax a baax mais personne lambda yi nga xam ne ñoom suivre politique daanaka si affiche la ñuy gis wala benn affaire ñooñu Ahmed Ba moom la ñuy gën a gis d'abord dama lay wax je me répète élection yi du élection locale élection départementale la deux man samay affiche boo xoolee affiche Talla Gadiaga man maa ngi ci woon man damaa baat campagne comme moom résultat yi bu mu génnee moom ba mu bokkee man ma bokk fee résultat yi bu mu génnee kan moo gagné Talla Gadiaga man maa gagné man coalition bu mu bokkoon damaa gagné waaw damaa gagné coalition bu bokkoon damaa gagné moom dafa perdre voilà waaw léegi xam nga léegi dem na élection man tamit dem naa élection mais da nga koy nangul tamit non bu baax da nga koy nangul tamit ne moom dafa jóge si zéro ñëw ba fi mu toll nii tey loolu ni dañ ko koy nangul man wax naa ko ci benn télévision su dul woon li ma wax ci problème commune Malika su dul woon loolu ak ay affaires yi man Ahmed Ba kenn mënul fexe ba nu ma jàll ci ginnaawam jàppale ci local yi bu du woon li ma wax li ma dugal ba jàppale bu du woon loolu Ahmed Ba dara du ma doon tere man fii Malika ma baat campagne pour Ahmed Ba dara du ko doon tere ma dugg ci listam ñàkk dugg ci listam dama doon baat campagne pour moom parce que moom jeune bu gëm boppam la gëm naa ne xam naa ni jeune la parce que man damaa gëm jeunesse damaa gëm jeunes yuy jël seen i engagement ak seen kii ak affaire dama ko gëm mu ngi ñëw si yéen di campagne comme nu mu ko doon defee gisagoo leen man biñ ma defee tête de liste dem naa këram toog ñu waxtaan ñu reer jabaram toog reer ñu reer waxtaan nañ li ñuy waxtaan du ñuy kii ak affaire mais boobu ba tey gisuma ko déggoo ko ñëwul déggante nañ peut-être moom nee na ma barki démb déggante nañ nee na temps yi fan yi dafa nekk Fatick ñëwagul comme quoi que demain lay ñëw man maa ngi koy xaar demain ba mu ñëw mais mais moom tamit même ñu mu doon àndal gisaguma leen franchement pour dire vrai ñëwaguñu gisaguma leen est-ce que nekkul dañoo même def nañ comité électoral ñu mu doon àndal fii à Malika dugguñu ci comité électoral ñëw nañ mais jëluñu benn poste jour bu ñu doon réunir à Kër Massar jour bu ñu wootee coalition bi mu wootee à Kër Massar bi ñu toogee ñëw na ak ay nitam mais ñoom ñëpp kenn jëlu ci poste ci comité électoral bi te booboog léegi gisaguma leen tamit ci campagne jàpp nga ne dañoo mer xëy na moo tax non je sais pas franchement jàppoo ne dañu mer moo tax ñoom ñëpp ñu bañ non je sais pas franchement wonuñu ma ko waruñu mën a mer mais gisaguma leen waaw tey nga nekk Agir ba pare bokk ci kii bi ngeen coalition bi nga xam ne moom ngeen bokk muy Aar Sénégal tey ngeen jëm ci élection législative tey gi yàlla def département bi Kër Massar bi ñuy commune Malika bi yow la ñu tànn pour nga représenter kii tey jii nii ñu gis ne dafa am façon boo xam ne dangeen koy campagner di wax ne yéen rek yéen a fi nekk candidat ci biir Malika alee ko tey gi ni Marietou ñëpp xam nañ ne affiche u Benno Bokk Yaakaar yëpp dañ ciy gis ak Marietou di ko si gis ngeen bëgg a soo leen koy campagner mun xëy na tey gi nii yéen na nekkandoon réew mi wala fekkante wala mais tey gi est-ce que rafet na Moussa Agir que ngeen di communiquer ne kii nii yéen rek yéen fi nekk tête de liste mais même su nekkul tête de liste mu ngi 14e ci li waaw
mais loolu. mais mu ngi ci liste bi rek. mais ñun waxuñu lu dul am. moom bu duggee. ci liste yi. duggul en tant que doomu Malika. dafa du quota wu réew mi la duggee biir liste li Benno Bokk Yaakaar. liste nationale. waaw quota wu réew mi la duggee. ñun li ñu wax dafa leer nañ. ñun ñooy seul doomu Malika seul. doomu Malika maak Ahmed Ba. ak Ouri Diallo doomu Aliou Diallo. seul ñoo xam ne ñoo ngi dugg ci liste doomu Malika yoo xam ne dañ leen dugal ci liste en tant que Malikois. mais Mariétou Gadiaga bu duggee ci biir liste Mariétou bu dëkkee Ziguinchor mu dëkk Saint-Louis. mu dëkk Louga. mu dëkk Tamba. fi mu nekk nii. dafa doon dugg rek parce que quota wu réew mi moo ko fa dugal. non parce que moom moom dafa dugg en tant que ku dëkk si département wu Kër Massar comme yow ni nga dëkkee si département wu Kër Massar dëkk commune wu Malika moom noonu la dëkkee ci département wu Kër Massar dëkk ñu tànn jël ko ni ko yow yaa dëkk Malika. léegi lu ñu jël ko dugal ko ci liste mu nekk 14e xëy na. léegi lu tax demul ci liste département bi. non loolu moom xëy na ñoom ñuy choisir ñoom ñooy choisir ne benn national lañ ko bëgg a yóbbu moo tax ñu yóbbu ko foofu noonu tamit am nañ ci droit dama lay wax mais même soo leen koy communiquer noonu tamit day xaw a ñaaw. Bassoum dama lay wax politique dara ñaaw fii. dama lay wax politique li am xam nga li ñaaw. Bassoum dama lay wax politique dama lay wax dara. moom dafa duggee quota wu réew mi la duggee biir liste nationale. bu doon ay kii affaire li nga wax nii bu doon justifier li nga wax bu doon justifier loolu moo am. liste département la doon dugg dama lay wax dara. gisa tey jii ñoom li ñuy wax ak affaire liste département ak liste nationale. ñoom tey jii Malika mënul def li muy def mënul def sport muy def amul benn doomu Malika bu ñu dugal sax suppléant ci biir liste Benno Bokk Yaakaar. mais ñoom expliqué nañ ko nee seen explication yomb nee nañ la Malika dafa bokk ci commune yi gën a ndaw ci zone yi nga xam ne mooy jongante. c'est pas vrai tey gii ni suñ jëlee yëmbal loolu la ñu war a bàyyi. suñ jëlee Kër Massar dañ fa dugal Assome Diatta jël yëmbal dugal fa Modou Mbengue ak keneen ak keneen loolu tamit suñ ko keen war ngeen kon mën a nangul tamit. da nga may déglu ma tontu la. dama président Macky Sall képp ku gagné woon sa commune jox na la récépissé bi yooyee nekk maire. yaay nekk jox na récépissé pour nga nekk tête de liste pour dem élection législative. Talla Gadiaga kese ñoom Benno Bokk Yaakaar bu Malika kese ñoo gagné joxuñu leen ko te dugaluñ ci benn nit. amul benn responsable amul benn femme amul benn jeune bu ñu dugal seen biir liste amul. loolu tey ji xam nga la leen Benno wax. ci commune bu bees bi nii ñu nekk ci département bees bi ñu nekk. yéen Malika amu leen droit am député loolu lañ leen wax Benno Bokk Yaakaar loolu la leen Yewwi aussi wax ko Yewwi score bi ñu def yëpp ak lépp lu ñu fi def biir Malika def nañ liste seen liste ba mu jeex tàkk amul benn doomu Malika bu figuré ci proportionnel ni suppléant amul kenn ku ci. mais Mor Ndiaye mu ngi ci liste yi non national non yow non c'est que dama ne la da ngay génne quota wu parti. c'est que quota wu parti da nga koy génne. da ngay génne quota wu parti am na ñoo xam ne dañoo demee quota wu parti. mais am na ñoo xam ne dañ leen jël en tant que fi ñu dëkk. te loolu moom moo am Malika fu mu nekk dañ leen yéen. ci département bu bees bi. yëmbal mooy am député. ak Kër Massar. yéen Malika doo leen am député loolu lañ leen wax te lu moo am c'est la réalité. loolu moo xew loolu am moo tax ñun bu ñuy communiquer dañuy leeral waa Malika yi ñu ne leen. yéen boo leen voté liste boo leen fi voté. liste boo leen mënta voté ñeneen ngeen voté lu leen Malika. boo leen bëggee liste Malika dëgg liste Aar Sénégal bi mooy liste Malika bi. te loolu réalité la loolooy dëgg. loolu moo dëgg loolu am. mag Ahmed Ba lañ fi dugal en tant que doomu Malika ñeneen ñëpp dañ leen dugal parce que seen quota parti lañ duggee. fu ñu mënoon dëkk ci àdduna dañ doon dugg ci moom foofu lañ doon nekk. loolu la tey gi soo yàlla defee te yàlla na ko suñu borom def soo nekkoon tey gi député assemblée nationale Malika ban xeex nga leen mën a xeex. man benn laay njëkk xeex. muy problème découpage bi. man sama combat problème découpage laay njëkk xeex Malika parce que loolu sama combat laa koy def. parce que tey jii Malika mosoo dégg géeju yëmbal. mosoo dégg géeju Kër Massar. te léegi da ngay dégg place de yëmbal place de Kër Massar. loolu yëpp ci Malika la jóge. mosoo toog dégg Malika li mu am potentialité yi Malika am ci monde bi yëpp. Malika am na géej Malika am na ay lac Malika am na décharge boo xam ne pratiquement dina génn au moins 50 millions par jour. Malika village religieux la. Malika am ressources humaines bu taxaw bu am parce que booy bi lu mu tuuti fii am na bac. Malika gën a dellu ginnaaw ci commune. loolu pour nga yaakaar ni loolu avantage Malika la loolu baax na pour Malika. ba pare élection am ak enjeu yi am ci élection yi. ñu ne département bu bees ngeen nekk yéen ngeen war a jël ak affaire yéen kese ngeen gagné parti au pouvoir. ba pare yéen ñu ne leen yéen amu leen droit am député doo leen am représentativité à l'Assemblée nationale. mais loolu tamit duñ ko seetaan du yoon. loolu tamit loolu suñu combat lay nekk. combat bu mag lay nekk te man combat boobu dama koy xeex te loolu ci loolu laa nekk mooy sama premier combat bu may xeex. benn combat bu may xeex mooy combat problème foncier. Malika moo fi am assiette foncière ñu ngi signé ay boo di indi
ñun toog doomu Malika mënuñu ci dara. loolu tegu fenn nangu wuñ ko mooy li ma la wax ci problème mu diggante géeju Malika ak géeju Kër Massar ak géeju Yëmbal. am na yu bëri yoo xam ne ñun dañ ko war a xeex parce que ñu ngi koy ñàkk doomu Malika yaa ngi ñàkk doomu Malika ñu ngi xeexante seen biir alors que dañoo waroon def say taxaw lépp lu war a ñëw ñu bañ koo kafe mais ñu ngi dagg ay boo di ko jox ñeneen. ñu ngi toog am na ñoo xam ne dañoo toog ak seen i bàyyi toog jàpp seen jàmm di xaar leneen ñëw jot ëllëg ak si biir ñu ñëw taxaw présenté seen i këyit taxaw te doo ci mën dara benn doomu Malika du ci mën dara mais loolu xeex la. mais est-ce que ñooñu tamit nekkul ne dañoo ñëw defal dëkk bi dara def fi stade def fi leneen ak leneen moo tax ñu mën a. non je parle pas de Demba Ka. non même ci la bokk ci la bokk. dama ko ci la bokk parce que mënoo ko tëb. ci la bokk. parce que mënoo ko tëb moom mënoo ko tëb. xam nga tey jii li nga wax c'est contradictoire moom deful stade ba pare ñu dox ko jox. moom dañ ko jox ba pare. mu doog a def stade te bu ko neexoon du ko def. bu ko neexoon du ko ci kii peut-être moom am na ko fii delloo na njukkal. waa Malika def na ko mais mënu ci woon dara gis nga tey jii bu ñu dagal bàyyi keneen mënu ci dara kenn mënu ci dara day ñëw dëkk dagg ay affaire am ñëw toog parce que di entre le gouverneur et le président de la République mairie mënu ci dara voilà ñun ci loolu suñu xeex la ci la bokk une fois à l'Assemblée nationale loolu nañ ko xeex bañ delloo ñu ñun fu ñu bokk man fii laa dëkk man conseil municipal la Malika mais dañ ma considéré ko dëkk Kër Massar commune de Kër Massar alors que loolu du yoon te fii Malika la fii ba 54 bi Malika la ci découpage bi la fii ba 54 Malika bi la te loolu damay taxaw pour ñu xeex pour ñu delloo Malika li moom parce que Malika ñu ngi koy dagg bu baax a baax a baax Malika mu gën a rétrécir te Malika mooy seul boo xam ne dëkk boo xam ne homme religieux moo ko créé benn titre foncier kenn la waru nekk mënuñ cee dagg benn centimètre carré waruñ ci ko mën dagg parce que tracé na ko ba mu mat ñu ñëw injustice am ñu daggal ñu ko ba mu jeex takk bàyyi ñu ko ñun ñu toog di seetaan potentialité yi Malika am yooyu yëpp ñun ñu toog di ko seetaan ak affaire mais c'est pas normal du yoon soo demee tamit assemblée nationale bul fàtte lycée Malika bi nga xam ne ni depuis at yëpp ñu ngi koy coow mënagul ñëw ba tey élèves yi di jaxal nekk Malika plage di entassé moo tax ma ne la ñun suñu autorités yi nekk fii yaafu se leen jàpp ak ñàkk fayda lu bëri mu ngi ñuy rëcc te ñun mu ngi ñuy rëcc mu ngi daw te ñun ñu ngi duñu amuñu ci avantage yi te mu ngi ñuy rëcc ñu ngi dem te ñun jeunes ñu ngi toog di ko seetaan installé nañ département bu bees am na infrastructure yu war a nekk ci commune yi ñun ñu ngi nii mu ngi ñuy rëcc ñu ngi commencé installé yenn service ñu ngi koy installé te Malika moo fi am assiette foncière buñ ko mën a def te rëcc nañu boo seetee service de l'urbanisme installé nañ ko bu département bi mais boo xoolee fu mu nekk à Jaxaay waa Jaxaay xëcc nañ ko dem na Jaxaay fu mu nekk à Jaxaay doomu Jaxaay yi ci bëri ñoo ci liggéey te fu mu nekk appartement bu ndaw la bu amoo sax 16 ci couloir yi mënoo sax toog 16 kii teg 16 ngeen jàkkaarloo mënul nekk te Malika am assiette foncière te Malika waru mën a toog yaatal tabax bu tabaxee ñu proposé leen ñoo tabax ñu tabax suñu doom yee fay liggéey les services impôts et domaines mu ngi fi te bu amee am na ay agent d'assiette yoo xam ne mairie leen di yóbbu commune bi la ñuy liggéeyee buñ ko ñàkkee ñun bu demee keneen moo koy bénéficier wu Malika moo koy ñàkk ñu ngi gën di dem projet bii ak leneen yeneen projet am fii doomu Malika yee ko waroon jiite wuñ ko lépp ñu ngi bàyyi mu dem mel na ñun Malika ñun bëgguñu dara ñun Malika amuñu leen loo xam ne peut-être ñun daal ñun dañuy toog croiser les bras affaire te ñun ñoo fi jiitu ñoo fi njëkk te képp kuy ut dara ci ñun lay jaar te Malika kese moo fi centre boo xam ne da ngay jógee fii ak fii fépp foo dem da ngay jaar Malika tey defar nañ pont Kër Massar defar pont Cambérène mais Malika oto yëpp da ngay def 3 heures de temps léegi Malika lu mësta am Malika da ngay def 3 heures de temps embouteillage biir Malika lu mësta am biir Malika mais bu ñu defee oto yi bu ñu dawee vitesse ñëw ñee daw vitesse ñëw mais foofu war woon yaakaar war woon am pont ñu defal ñu ko affaire mais léegi suñu dëkk bi moom mooy loolu dagg nañ ko xat na def noonu nekk après ñun ñu toog croiser les bras di seetaan duñ ko def ñun dañuy ñafe ji ci liste yi dem ñun liste nationale la ñu bokkoon ñu jóge liste nationale ñu ne man ma ne bëgguma dugg liste nationale man liste départementale laa bëgg a dem dañ ma yóbbu liste départementale parce que damay xeex homme politique la département bees lañ nekk man bëgg naa ñu xam ma ci département bi te man bu ma xamee ci département doomu Malika laa te fépp fu ma nekk man doomu Malika laay wuyoo te man xam nga wax nga ko samay publication man musuma publier te publier wu ma Malika man Malika mooy sama titre fii laa xam fii laa dëkk léegi lu ma am ci àdduna fépp fu ma mën a jëlee ci Malika bii laa koy indi voilà loolu laa xam loolu ok Moussa ce mot de la fin juste que wax leen ni li nga wax ni nañu voté liste wu Malika bi Aar Sénégal membre jox ma liste boobu jox ma mu ngi noonu ñu tegoon ak affaire liste wu coalition Aar Sénégal parce que mooy coalition wu doomu Malika fa la ñuy investir doomu Malika yi képp ku leen ne am nañ beneen doomu Malika fu mu dugg feneen fu ñu ko dugal nuñ ko en tant que doomu Malika dañ ko dugal parce que dafa bokk ci parti loolu Mariétou dina ci loolu kotaawu parti moo ko ci dugal fépp fu mu mën a nekk ci àdduna position bii mu nekk fa lay nekk léegi nag dama naan waa Malika benn affaire
Mariétou Gadiaga suñu doom la. buñ ko voté suñu doom la buñ ko voté wul suñu doom la avantage yu Malika bu mënee am ñaar ba ñetti député ba ñeenti député ba fukki député avantage yu Malika la. Mariétou buñ ko voté incha allahu rabbi bu ko yàlla defee te yàlla na ko yàlla def buñ ko voté lee dina jàll. buñ ko voté loolu dina jàll kon nañu bàyyi Mariétou jàll ñun ñu jàllale suñu beneen doom ñu am ñaari député ci biir départ ci biir commune bi. loolu avantage yu Malika la. waaw loolu laa leen di wax ci loolu ak affaire yi. ok voilà mu nekkoon émission entretien tey gi ñu amoon mbégte vraiment doon dalal Moussa Athie bu Agir ñu yàggoon ko bëgg lool sax xëy na temps bi moo ñu ko doon woon maye mais tey la ko suñu borom dogal mais rafetlu nañ vraiment plateau bi rafetlu tamit invitation bi nga xam ne invité nañ ko sonn nañ ci tam ndax taw bu xaw a bëri tey moom ci dëkk bi tam mais fallait que ñu def ko di la jox rendez-vous suñu beneen émission entretien.